ñu ngi leen di nuyu di dellusiwaat seen émission l'invité de la rédaction tey nag ñu am mbégte di dalal ci plateau Sunugal 24 yi Pape Matar Diallo moom kenn dootu ko présenté chroniqueur la ci Sen TV waaye tamit nekk auteur di bindkat ñu bàyyi ko mu nuyu ak ñuy suivre Pape Matar nuyu naa la. waaw di la fay Moustapha di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne dañuy seetaan Sunugal 24 di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax di la jaajëfal aussi ci invitation bi. ok ñu commencé waxtaan bi ak actualité bi démb la Macky Sall décrété état d'urgence partielle ci Dakar ak Thiès alors mu doon mesure boo xamante ne ñu bëri jàpp nañ ne pertinent ñenn ñi jàpp ne pertinent la mu jur débat d'abord naka nga gisee état d'urgence bu mu décrété waaw parce que boo xoolee xam nga en fait gars yi dañuy poser ay questions c'est vrai que tey dañu bëgg yóbbu ci benn émotion boo xamante ni daf ñuy empêcher que ñun ñu poser ay questions c'est vrai que état bi war na jël ay mesures parce que boo tey dégg naa am na 5 personnes yu décédées donc war nañu mën a jël ay mesures mais yan mesures nañu war a jël aussi bu ñu tollee situation bi day baax ñuy fàttali ni que tout arrive à un départ. que tey jii lii ñu dund c'est parce que à un moment donné ba ñu waree jël ay solutions wala ba ñu waree jël ay mesures jëluñu ko bu ñu fàttali ko rek ba France commencé dund li nga xamante mooy deuxième vague de contamination am nañu ay voix jotoon jug di naan président Macky Sall lan moo la tere tëj frontière u Sénégal. defuñu ko bàyyi ba feebar bi duggaat ci Sénégal ñu commencé waat di naan dañuy jéem a limiter yenn mbir yi wala dañuy jéem indi ay mesures de restriction maintenant ci mesures yooyu tey xam nga la moo ci gën a doy waar bu ñu leen nuyee par exemple de 21h à 5h du matin. da ngay toog sa kër ban impact lay am ci virus bi est-ce que loolu du doon problème boo xoolee tey jii Moustapha dafay mel ni que feebar bi daal benn genre boy town la koo xamante ni du génn voilà du génn bëccëg moom du dugg ci université yi nu nekk ci logements sociaux yi feebar bi du dugg ci jàkka yeeg jumaa yi feebar bi du dem ci gàmmu yeeg manifestation religieuse yi mais feebar bi diggante 21h ak 5h du matin ci boîte de nuit lay nekk. feebar bi diggante 5h du matin ak 21h ci baar yi lay nekk day naan sàngara c'est-à-dire dafa mel ni loolu nañu bëgg imposer en fait dafa ay mesures yu absurde la parce que tey maa ngi nii nekk ci yoon bi ma jóge maa ngi gis ba tey nit ñi ngi leen di entasser ci bus yi maa ngi gis tey marché yi ñu ngi fees dell ak kay nit donc booy jël mesure yaakaar naa da nga war a commencer ci li nga xamante ne mooy li gën a urgent mooy bu nekkee da ngay tere ay rassemblement yow nga commencer ci sa bopp mais aussi nga fexe ba rassemblement ñu mun ko wàññi commencé ko ci marché yi commencé ko ci li nga xamante ni mooy bus yi jàll ci li nga xamante ni mooy université ak logements sociaux yi. mais est-ce que yaakaaroon na tamit comme nee nañ cas yi Dakar la gën a bëri ak Thiès du yoon la ñu def état d'urgence bi parce que même bu dul loolu sax mu tiital nit ñi kat ñu xam ne jàngoro jàng fi. waaw mën nañu def état d'urgence loolu état d'urgence sanitaire mën nañ si dugg mais encore une fois c'est-à-dire est-ce que tey diggante 21h ak 5h du matin la nit ñi di génn ñu ngi ci période seddaay boo génnee 21h ci période seddaay rare ngay gis nit ñu toog ci mbedd di jotaay ñuy génn dañuy doxi seen fulla dañuy toogaat seen i kër génnuñu pour def du n'importe quoi donc man la mooy sans problème tey mooy nan ngay bàyyi nit ñi de 6h du matin à 20h45 wala 20h50 ñiy def lu leen neex ngeen leen à partir de 21h na toog leen seen i kër est-ce que loolu am na benn kii bu am na benn njëriñ ci feebar bi nga xamante ne dañ koy xeex beneen bi maa ngi dégg ñi nga xamante ne ñoom ñooy def point Covid yi di naan nañu sol masque yu baax mais d'accord mais masque yu baax yi est-ce que ñëpp mën nañu koo jënd chaque jour masque yi prix lay jar dañ koy jënd dafa am njëg. saa ñu séddale ay masques pour nit ñi jot si. mais waxoon nañu 10 millions de masques ana millions masques yooyu gis nga ko man gisuma ko kenn gisu ko donc am na yoo xamante ni je crois que gis nga bu ñu tollee ci urgence sanitaire ba président ni dafay fexe ba jël ay mesures pour jéem a fexe ba aar askan bi ci feebar bi waroon nañ ko gis bu ma déggee d'après Ndar Info que ñu ni Saint-Louis seen hôpital bi amul li nga xamante ne mooy ambulance dafay poser problème région bi toll noonu ñun la yenn dëkk yi amuñu réanimation wala seen service de réanimation nekk lu nekk fonctionnel dafay poser problème donc je crois que feebar bi première vague bi jàll na ñu fàtte deuxième vague bi ñëwaat di ñu rappeler waat li nga xamante ni mooy li ñu waroon def ci première vague bi defuñu ko te tey jii nii moom moo ñu nar a indi problème yi yëpp ministre de l'intérieur ba mu faloo lan la njëkk a def rappeler que ni dafa am ay arrêtés yu nekk en vigueur arrêtés yooyu dañuy interdire manifestation ak rassemblement te terewul arrêtés yooyu ñi ngi nekk en vigueur ba yaakaar naa 12 janvier jàpp ma daal exactement ci ñaata janvier la arrêtés yi di jàll mais loolu mi ngi fi. terewul préfet autorisé na fi ay manifestations ay samay mbokk guinéens yi ñëw nañ manifester fii ci place de l'Obélisque y avait pas moins de 500 000 personnes gars yi ñëw serré collé
kenn sollu masque wala ñu sol masque dañ leen di compter Macky Sall def na fi li nga xamante ni moom mooy kii wam boobu tournée économique bi ànd ak ay junni nit donc je crois que ni bu nekkee dëkk dañ si nekk yow yàlla jiital la da nga war a am benn devoir d'exemplarité dafa am noo war a taxawee ba ëllëg boo ñëwee askan bi def leen nii ñoom sax balaa nga leen koy wax ñoom ñoo si njëkk nekk mais tey depuis hier soir da ngay gis ni nit ñi dañuy si nekk réseaux sociaux dañuy mokkewu du président loolu nag bu demee ba ñu commencé. mais loolu tamit jaaxal nañu bëri Pape Matar yow naka nga gisee loolu ñuy dugal ay vidéo ñi di ñaawalaat si état d'urgence bu déclaré état d'urgence sanitaire mu waroon interpeller nit ñi mais finalement ñu mu nekk benn objet de raillerie boo xamante ne ñu bëri la jaaxal. mais gis nga Moustapha moo tax gis nga kilifa sa kàddu da nga ko wax di fonk da nga ko wax di sàmm mais kilifa boo xamante ni nee na moom kàddoom buñ ko rappelé parce que nit la du yàlla du yonent kilifa goo xamante ni bii wax ak nit ñi parfois dafay indi benn ton bu menaçant kilifa boo xamante ni day defante. boo ko gisee bii passé rek ba muy def rencontre presse bi boo ko nuyee par exemple ci benn groupe nga bokk groupe boobu mu am fa ministre wala mu am fa kii da lay nuyu ba ñaanal leen boo ko nuyee ci beneen groupe nga bokk groupe boobu mu jàppee leen opposant maa lay fay la lay wax donc yoo xamante ni tey ci kilifa bu ko amee yenn taxawaay day jaaxal askan bi day jaaxal ñu bëri donc gis nga pour dellu soit ci loolu lu dem ba nit ñi di ironiser président wala di ko def objet de raillerie c'est parce que en fait ñoom ñoo ñu doon kokkali di def lu leen neex ba nit ñi na jàng ci loolu di ko retourner waat li nga xamante ne mooy lu ñu leen doon def ba tey président kàddoom bu waxee lii gars yi dañ koy jël interpréter ko neneen te bu ñu tolloon tey ci état d'urgence nit ñi ils sont conscients que ni feebar am na parce que tey boo xoolee rek nombre de fréquentation yi ci centre hospitalier yeeg yooyu noonu dañuy wàññeeku parce que nit ñi ragal lañ dugg ci hôpital xam nañ ni feebar am na mais il suffit que kenn koo xamante ni kàddoom amatul crédibilité mu wax ko rek nit ñi dañuy commencer waat reculer naan kii de moom loo xam moom saa waay jarul dóor say doom loolu la te yaakaar naa ne crédibilité boo ko perdre rek nit ñi dootuñu la. voilà dañuy des ba tey ci démb sortie président Macky Sall def wax na tamit lu jëm ci vaccin bi nee na dina fexe ba ñi nga xamante ne ñooy médecins yi ak corps yi nga xam ne ñoo ciy liggéey ñoom ñëpp ñu fexe ba mu jàppandi daal ba ñi nga xam ne ñoo war a vacciner wu ñu vacciner leen. xam nga foofu aussi dañuy rappeler que président de la république ku mu neex nga seetaan ko discours am yu mu mujjee def ci couvre-feu bi ba muy naan dañ koy yëgti ak état d'urgence bi dafa ni woon experts yi dañ ko ni woon feebar bi ak mesures yu mu jëloon feebar bi dina fi toog ba septembre maanaam Moustapha mesures yii nga jël feebar bi dina fi toog ba septembre maanaam boo dindee mesures yi feebar bi ba kañ la fi toog 2030 moom mu dindi mesures yi alors que waxoon nañ ko ni ak mesures yi nekk. feebar bi demagul ak mesures yii nii feebar bi dina fi toog ba septembre yow nga jël mesures yëpp teg fële nga ni d'accord il faut apprendre à vivre avec le virus les gens ont dit ok dinañ jéem a apprendre à vivre avec le virus léegi feebar bi dem na ba am yenn tolluwaay mais ba tey taux de létalité bi Afrique bokk na ci yoo xamante ñu gën a satisfaisant la Sénégal boo xoolee taux de létalité yeggul 1% wala bu yegg 1% du ko dépasser est-ce que feebar boo xamante ni amul 1% ci taux de létalité jar nañu naan vaccin. kon yow bokkoo si ñu naan nañu vacciner askan. non man du man kese parce que man peut-être du ma scientifique peut-être jànguma médecine mais am na ay voies yu autorisées yoo xamante ni dañ leen ku mel ni docteur Niang dafa ni moom duñ piqûre njabootam. parce que vaccin bu génnee am na benn période boo xamante ni si la ñuy mën a xam ni kii dose létalité am ñaata la. mais Pape Matar fi ñu toll nii temm bu ñu xëyee am juróomi nit juróom-benn nit juróom-ñaari nit di ñàkk seen bakkan loolu ndax jarul ñu vacciné wu tamit. waaw xam nga 600 et quelques personnes dañuy dee ci année bi. ci tali bi est-ce que gis nga ci benn mesure. paludisme lu muy rey ci année bi kenn mënu ko wax. cancer lu muy rey kenn mënu ko wax donc am na yeneen feebar yoo xamante ni ñu ngi fi rey waxuma ni feebar bi garaawul. encore que feebar bi dafa am si ñu mu graaw feebar boo xamante ni nee nañ la boo jëlul benn traitement loolu du man maa ko wax docteur bi moom moo ko wax boo jëlul benn traitement au bout de 13 jours feebar bi day jug si sa yaram bu nekkee yow amoo doo personne comorbidité voilà koo xamante ni dafa am ay feebar ci yaramam waaye léegi feebar boobu est-ce que amul ñu ko gën a graaw yoo xamante ni ñi ngi fi xiif mënoo lekk ñaata nit lay rey ci Afrique est-ce que lijjanti nañ ko te pourtant loolu faj ko du vaccin de jox nit ñi ñu lekk la donc je crois que derrière. mais si dëkk yu ndóol lañ nekk tamit. waaw d'accord moo tax derrière toujours si seen yi day am ay campagnes yoo xamante ni gars yi dañ siy profité waale man bokk naa en tout cas si ñuy gëm ni am na ay non-dits parce que commencement bi ñoom ñoo ñu ni woon masque yi ngeen di sol du leen aar jarul dara bu leen ko sol
mais ñoom ñoo wëlbatikuwaat nit ñi sol leen masque. Effectivement. ñoom ñoo ñu ni woon toog leen seen kër au bout de 1 mois boo leen toogee seen kër feebar bi génn mais amul benn dëkk xool ci dëkku nasaraan yi nga xamante ne dañu defoon confinement total amul benn dëkk boo xamante ne def na confinement total ba noppi gis ci résultat bu baax. ñun ba ñuy dugg ci couvre-feu bii passé ak ci état d'urgence bi ñu nekkoon ñi ngi woon ci 79 cas ba ñu ciy génn ñi ngi woon ci 2000 et quelques cas 79 nga dugg ba ngay génn yaa ngi ci 2000 est-ce que li ñu doon xaar gis nañ ko ci résultat c'est-à-dire feebar boo xamante ne tey ñun la Covid suba ñun la Covid feebar boobu vraiment bu ñu si waxu vaccin man damay jàpp ni dafa prématuré. bien que ni mënuma ko teg ci benn notion scientifique mais je crois que ni nit ak sa xel rek. am na ay feebar yoo xamante ni ñoo ko fi jiitu ba tey amuñu vaccin Ebola ni amagul vaccin lañ koy traité ba tey ñu xëy suba bëgg ñu indil vaccin boo xamante ne encore que chinois yi am nañ vaccin américains am nañ vaccin keneen am nañ vaccin Russie am nañ vaccin ku nekk am na ay vaccin et puis ñu lay naan am na ñoo xamante ne dañ leen vacciné ñi feebar wala ñuy développé ay yenn mbir yoo xamante yu doy waar je crois que waruñu et puis boo déggee lu ci gën a doy waar ñun ñenn nañuy privilégié mooy corps médical voilà corps médical bi léegi Moustapha à supposer que ñu trompé wu ci vaccin yi ñun nous n'avons que 1800 médecins ñu jël suñu 1800 médecins yooyu piqûre leen ñoom ñu jëlee fa ay yenn kii yeeg yenn kii léegi ñun lu dina doy waar mais c'est-à-dire man je me dis que est-ce que président bi moom xam na ni gars yi parfois lu leen neex la ñuy def peut-être am na assurance ne vaccin bu fi dugg vaccin wér lay mënuñu ko am parce que quand on vous dit que 80% ou bien 90% bon c'est rassurant. non man bu ñu ma doon wax 95% sax c'est pas rassurant surtout ci vaccin loo xamante ni xam nga ñun Afrique bi ñu ne yàgg nañuy jël li ñu def cobaye ay vaccin sida ak vaccin yu ne essayé nañ ko fii ci Afrique loolu ay scientifique ñoom ñoo la koy wax je prends encore l'exemple de docteur Niang moom mu toog ci plateau télé di ko wax mu ni am na fi ay vaccin yu ñu fi joto en Afrique ici au Sénégal piqûre ko ay nit mais nit ñi dañu si commencé woon jële ay loxo yu paralysé ak ay tànk yu paralysé ay laago nañu si commencé woon jële fii ñaata yoon ngay dégg nit ki ci jamono yu paludisme di def yenn ravage yi nit ki dafa demoon di piqûre paludisme xaw ma di piqûre lenn mais sa la jëlee laago ba tey am naa ci ay xarit ñoo xamante ni ci piqûre yi si lañ jëlee seen laago donc est-ce que tey jii. mais loolu parfois ci piqûre ba la nag. waaw d'accord comme ñun suñu piqûre baaxul ba ñuy piqûre mi mooy ba ngay am ay laago. non ki piqûre bu mënul tamit piqûre bu mënul. waaw d'accord comme am na ñu mënul piqûre. est-ce que jotul ñu bàyyi ba ñu am ñu mën piqûre doogaay piqûre suñu corps médical bi surtout mais je crois que daal gis nga jarul ñuy précipité wu taux de létalité bi nekkul lu élevé dee moom allah kulli an dee am boo deewul ci Covid di nga dee ci leneen yàlla moom balaa ngay dund si la bind sa bisu dee kenn mënu ci rëcc bien que war nañu mën a jël suñu matuwaay mais je crois que li nga xamante ni mooy protéger askan bi bu taxoon a jug état du Sénégal ba mu déggee France bi nga xamante ni vol yi jógee France di ñëw Sénégal par jour xaw ma ñaata vol la pas moins de 100 personnes dinañ jóge France par jour ñëw Sénégal ba mu xamee loolu waroon na tëj frontière u Sénégal parce que ñoom ba ñu demee màggal dañu tëj seen frontière encore beneen mbir bi nga xamante ni nit ñi aussi dañ siy poser ay questions sama classe gi mooy dañuy ñëw par exemple ni ñu def nañu 1000 et quelques tests mais 1000 et quelques tests yooyu yan la 1000 boo xoolee c'est juste peut-être dafay nekk ay hasard boo xoolee nombre de passagers yi jóge Sénégal di dem étranger parfois ay 1000 et quelques kese lay doon est-ce que donc ñoom kese nañuy tester parce que ñooñ pour ñu yéeg ci avion bi impératif la pour ñu yore kii bi wane ni ñoom testé nañ leen est-ce que ñi ngi wër di tester askan bi et puis pourquoi ba ñu ubbilee frontière Sénégal Union européenne ak yooyu espace Schengen ba ñu ko ubbilee Sénégal si la test yi commencé yokk si la nombre bi commencé yokk kon période yi ñuy naan feebar dafa wàcc woon est-ce que gars yi bàyyi ñu woon test yi rek donc am na question yu bëri yoo xamante ne Sénégal dañ koy poser te mënuñu ko comprendre il faut que ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore wàllu affaire bi ñu jéem ñu éclaircir mais c'est ça yaakaar naa ne gis nga communication moom moo ëpp solo ci mbir mi boo communiquer ak nit ñi wax leen dëgg surtout wax leen dëgg comme ni ñu ko fi defee woon filmer koo xamante ne dafa tëdd ci lit d'hospitalisation ni defoon nañ ko fi mais la moo leen tere ñu ni Moustapha nii dañ ko doon testé ak keneen 1000 personnes yi ñu testé démb ñu ngi nii taxaw. mais loolu du yomb tamit de. déet ku xam fi ni Sénégal yaatoo ak ñi ñuy testé ñëpp mënoo leen a expliquer est-ce que tamit dinañ bëgg seen identité ñu. mais Sénégal non mën nañu flouter seen image Sénégal mën nañu lu mu yaatu yëpp yaakaar naa ni ñiy def test paasewul 4.
ñu jox accréditation pour ñu def test yaakaar naa ne passé wul 4 Wakaam la militaire bi bon yaakaar naa daal passé wul 4 Pasteur ak Mbour. voilà léegi yooyu 4 bërëb yooyu noonu mën nga fa teg ay journalistes ñu taxaw filmer la pare monteel la ko au moins dinañ xam ni kat nangami jour bi nangami personnes yi ñëw nañ def test. loolu du yomb Pape Matar mais ñu dugg ci beneen sujet boo xamante ne amoon na taxawaay bu am solo ci actualité bi mooy mbirum levée de fonds parti Pastef bi nga xamante ne taxoon na ministre de l'intérieur daal def benn communiqué di leen artu alors na nga suivre affaire boobu ak coow li ci juddu woon lépp ci benn levée de fonds international campagne nemmeeku tour bi Pastef lancé woon. waaw non loolu xam nga lu si njëkk jaaxal nit ñi rek mooy heure bu communiqué bi génn parce que communiqué boo xamante ni gars yi ñu ngi naan ay 2 heures du matin la génn moom. parce que dañoo yeewu yem si. voilà ay samedi 2 heures du matin moom dafay poser problème donc je crois que ki nga xamante ni mooy ministre bi aussi warul di taxaw yenn taxawaay surtout koo xamante ni juriste la beneen affaire bi il faut que ñu xoolaat ñun suñu texte yi parce que aussi. mënoo ni Moustapha mi nga xamante ne Sénégalais au même titre que Pape Makhtar Moustapha nekk à l'étranger nga ni que Moustapha am nga sañ-sañu voté Moustapha am nga sañ-sañu jël xaalis dugal ko ci biir réew mi mais Moustapha amoo sañ-sañu yow parti bi nga yaakaar ngay jël xaalis di ko fa dugal. loolu je crois que loolu wax nañ ko mën a xoolaat parce que loolu tey jii dafa nekk lu absurde loo xamante ni kenn mënu ko comprendre ay Sénégalais au même titre que ñu nekk fii nii ñoom ñu nekk à l'étranger est-ce que ñoom war nga leen parce que dañu nekk à l'étranger nga leen da nga leen exclure ci li nga xamante ne moom mooy seen doxalin ak seen dundinu parti loolu du lu cohérent beneen mbir bi nag li ñu war a taxaw wut ay solution wut fa ay pexe mooy parti politique yi est-ce que ñu ngi respecter loi gis nga loi dafa ni yaakaar naa ci janvier bii la parti politique bu nekk da nga war a def sa bilan financier nga déposer ko parti bu ko defu dañ la war a dissoudre parti politique yi dañu war a renouveler seen instance mais parti politique yi Macky Sall ba mu nekkee njiitu APR ba tey moo ko nekk de Abdoulaye Wade ba mu nekkee PDS ba tey moo ko nekk Ousmane Sonko c'est bien récent mais ba tey moo ko nekk Idrissa Seck moo ko nekk keneen ak keneen te loolu du sax parti politique kase Amnesty International Seydi Gassama nga fay dégg Ligue sénégalaise des droits de l'homme kii nga fay dégg maître Assane Dioma Ndiaye nga fay dégg ba ci association simple SOS Massokhna Kane c'est-à-dire sénégalais moom bu ñu ko xasee jox benn titre benn nomba du ko nangu bàyyi mais moom tout le temps dafay fexe di pérenniser wu foofu te bii dem dina indi njabootam wala mu indi keneen loolu dafa nekk ay problèmes yoo xamante ni yu doy waar la yu ñu war a jéem a mën a wutal ay solutions parce que il faut aussi ñuy jéem a démocratiser mbiru parti yeeg mbir yooyu yëpp mais aussi ñuy jéem a appliquer loi parce que loi aussi moo tënk parti nii ngeen war a taxawee seen taxawaay nii ngeen war a def loi boobu nag bu nekkee dañ koy jalgati ku koy jalgati dañu war a waxal mooy ki nga xamante ne moo waroon fexe ba voilà ki war a tax ba loi bi reste impersonnelle mooy le ministre de l'intérieur boo ko déggee wala déggoon naa benn ministre de l'intérieur mi naan am na ay partis yoo xamante ne amuñu adresse mais yow yëg nga ni kii amul adresse nga ni doo dem récupérer récépissé nga ñëw téewaat ko ni ko yow respecté woo normes yi nga xamante ne mooy tax ñu créé parti politique wala ñu jox la récépissé. ok Pape Makhtar ñu yaakaar ne singali moo ci am. loolu noo koy gisee. yaakaar ne dañoo singali parti Pastef. mais loolu mën nañ ko nangu parce que tey boo xoolee am na ñoo xamante ni tey dafa mel ni dañ leen bëgg exclure ci li nga xamante ni moom mooy système politique sénégalais te dafa am benn nit koo xamante ni moom du ma tudd turam mais waa ji écarté na Karim Wade écarté na Khalifa Sall ñu mel ne dañ ko jox mission pour écarter Ousmane Sonko. mais kooku kan la. non kooku mooy waa ji rek. ñu mel ni ngay wax Pape Makhtar. yow xam nañ ne doo ragal ku lay suivre ci rajo. non xam nga parfois da ngay wax nit ñun la da nga am ay problème personnel ak moom ak yooyu. mais nit ñi xam nañ kan laay wax. mais yow yaa fexe woon ba tëj Karim Wade nekkoon procureur spécial nga nekk agent judiciaire de l'État tëj Khalifa Sall tey jii ñu nga nekk ministre de l'Intérieur ñu ni commencé naan da ngay singali Ousmane Sonko dafay poser problème dafa mel ni kooku benn missionnaire la rek da nga koy naan sëñ bi tey lii mooy sa mission mu dem accomplir ko. te loolu dafa nekk loo xamante ni lu doy waar la il faut qu'à un moment donné ñu delluwaat ci li nga xamante ni moom mooy responsabilité mais aussi ñi nga xamante ni dañ leen jox ay nomba tànk même bu ñu leen santee dara ñu xam ni dégg naa président Macky Sall wax lu graaw ba ma nekkee premier ministre Abdoulaye Wade moo yoroon pouvoir man yoruma woon pouvoir bi. gis nga mentalité yooyu noonu bu ko nit amee Sénégal du gaaw avancé. parce que gis nga bu yoree pouvoir sax dafa jël ci pouvoir boobu délégué la ko jox la ci pouvoir beneen bi
yow nga bokk ci sénégalais yi nga xamante ni yow yaa war a doon chefu président bi am na yoo xamante ni bu la ko santee sax du question de moom moo yor pouvoir bi mais war nga mën a xoolaat sa éthique ak sa déontologie mais malheureusement éthique ak déontologie moom foo gis fu ne dañ ko fa bind mais duñ ko appliquer suñuy jëf. waaw ba tey dañuy dem ci troisième point bi nga xam ne foofu la ñuy daanelee waxtaan bi mooy mbirum Mimi Touré gis nañu ne waa IGE yebal nañ fa tey jii inspecteurs yi jot nañ seen ordre de mission maanaam song ko rek moo des te nit ñi ngi précision yi gën a am sax si information yi mujj yi mooy 2020 rek la concerné maanaam ci Mimi Touré dañ ko yaatal ba ci Aminata Tall mais information yi mujjee am mooy ci mbirum Mimi Touré la yem alors est-ce que bokk nga ci yaakaar ne dañu ndaw si daal fi ñu toll nii mi ngi seen viseur bu ñu moytuwul dañ ko daaneel. Mimi de lu ñu ko def baax na gis nga. non gis nga man xam nga sama problème Moustapha ba nga nekkee aux affaires ñu lay sant ngay def da nga fàtte woon ni ëllëg di nga fi jóge te boo fi jógee li nga doon def nit ñi dañ la koy def parce que fii aussi kenn moom fi kenn yow. luñ fi def ñoom Karim Wade Abdoulaye Wade jiñ ko fi ba ay sàcc ay tableau yu ne ji nañ ko fi dem sawaay lu ne def nañ ko fi commission rogatoire jiñ fi ay nit lu nekk tëj fi ay nit traque des biens mal acquis jël xaalis bu dul jeex def ko ci mais tey ji ba résultat kenn gisul résultat donc koo xamante ni yow bërki dem ba le président niwee defal la nga doon def tey bu la teggee bu bëggee engagé benn procédure ci contre toi mais dañ leen naan baax na ci yow ñeneen ñi nga xamante ni nan ñoo nekk aux affaires ñoom bu ñu mënul jàng ci lii xam ni président amul ay xarit ay intérêt la am te bu gisee ne intérêt mi tey jii sacrifier Moustapha da ci bokk mais da lay sacrifier mais laata loolu yow bu ñu la santatee mbir mais nga fexe ba li nga xamante ni day mooy éthique déontologie bi ñuy wax parce que gis nga bu ñu la niwee liggéeyal sa compétence moo tax ñu teg la fa boo liggéeyee rek li tax nga xamante ni moo tax ñu teg la fa mënoo am problème doo ragal IGE doo ragal kenn malheureusement nag suñu homme politique yi wala suñu homme ak H majuscule dañu nekk ñoo xamante ni dañuy traîner ay casserole moo tax boo leen indilee ay IGE ñu commencé di victimiser wu boo leen indilee parce que mën nga wax ñëpp ba mu des inspecteurs yi nga xamante ni ñoom ñooy def liggéey boobu noonu nit dañuy politique ñoom politique wuñu ñoom mën nañ la génneel ay mbóot mën nañu ni d'accord ci choix bi lan moo tax ñu jël kii bàyyi kii mais képp ku ñu ko yóbbu rek yaakaar naa ne li nga xamante ni mooy liggéey bi ñoom dañ ko def liggéey bu mat Mimi Touré mii keneen ak keneen ñoom nañu xam ni maa ngi dégg ñu leen di prêter ay ambition mais Sénégal moom moo neex rek da ngay xëy suba ñu bëgg la def benn héros alors que démb yow yaa taxawoon fii di tagg président lu mu def musoo taxaw ni ko président lii doy na alt tey jii président jóge fi nga taxaw di naan wala président jël def nga taxaw di naan ay woy da ngay rebelle woon yu kenn xam dafa doy waar daal man xam la lay xaar nit koo xamante ni da nga démissionné koo xamante ni dañ la sant benn mbir nga ni président lii du ma ko def jox ma sama yëf nga démissionné jox ko yëfam dem sa yoon kooku lu mu wax ma déglu ko moom koo xamante ni sëñ bi da nga toog foofu di def lu la neex ba ñu dàq la nga ñu wëlbatikuwaat di naan non kii bonul dafa baax kii baax na dafa bon kooku mën na affaire benn crédit ñu bëri bu ñuy analyser loolu dañ ci am lu ñu leen si metti mooy corps de contrôle yi ñuy jël def ko benn bras armé di ko xeexee. waaw non loolu yoon la xam nga IGE moom yoon waxuma yoon la yoon moom moo ko bindee noonu corps de contrôle dafa nekk loo xamante ni dafa nekk ci loxo président de la république moom moo koy digal di ko naan demal seetal fii waaw moo leen di yebal alors donc bu nekkee yoon da la jox benn sañ-sañ ñoom aussi buñ koy utiliser di si def ay abus dafay poser problème mooy nit ki la rek parce que buñ ko joxul woon président bi aussi kat nañ koy jox parce que président moo war a mat boo xamante ni du jël outil yi mu yor di ko attaquer ay nit président bu matee dafay naan man de comme yàlla jox na ma pouvoir ñu jox ma ay outils yi damay fexe ba jéem a fexe ba ñoŋal askan bi fexe ba seeni problème yi ma wàññi ko mais du ma jéem a fexe ba seen problème ma koy gën a yokk wala di si régler ay problème politicien mais malheureusement koo xamante ni day toog naan du ma ragal doo ragal te yow balaa ngay bëri nga takk tànk takk loxo naan da ngay bëri xam nga kooku da ngay doy na waar daal. waaw ba tey dañuy terminer ci mbiru Mimi Touré ndax bokk nga ci yaakaar ne Mimi Touré ëllëg mën na am avenir politique boo xamante ne gannaaw ne occupé na fi ay postes yu mag avenir politique boo xam ne ëllëg mën nañ ko njortal daal mu bokk ci leader d'opposition yi. non je pense pas gis nga Moustapha politique du dañuy naan damay dégg parfois ay nit di naan politique du ëmb day xëy wasi ay waxi caaxaan la gis nga politique da ngay liggéey comme bay la rek
nga récolter say fruits. Macky Sall bu leen doyul exemple dootuñu amati exemple gis nga boo ko jëlee depuis ci Abdoulaye Wade dafa xeex nekkoon opposant di dugg ci kaso di def ay mobilisation ba am lu mu am bien que di am na ko tardivement parce que 26 ans nga nekk ci opposition xawoon na doy waar. Macky Sall la ñëw Abdoulaye Wade jële ko fi mais mu dem def le tour du Sénégal dem di liggéey ba gars yi ñëwee dañuy taxaw fii ci place de l'Obélisque mun leen man def ma loolu damay dem ci askan bi donc kooku mi ngi nekkoon di liggéey processus bi mi ngi ci nekkoon processus boobu nag man gis ma ci Mimi Touré. koo xamante ni yow Grand Yoff nga commencé nga gis ni sa base bi mënul nekk Grand Yoff nga xëy suba déplacer sa base affective yóbbu ko Kaolack waa Kaolack reconnaître ñu la et puis ci diggante bi mënoo fexe ba am ci benn notoriété boo xamante ni au-delà des plateaux télévisés parce que ñu koy wax ñëpp ay journalistes lañ journalistes ñoom ñooy toog di la créer ay avenir politique xëy suba ni Matar Ba war na mën a xam beneen waa ji sant Ba war na mën a doon président. xëy suba Amadou Ba war na mën a doon président xëy suba waxaat kenn mën a doon président koo xamante ni yow chef de quartier sax mënoo ko doon donc il faut que gars yi bàyyi caaxaan. Sénégal am na ñoo xamante ni boo demee ba ci biir dëkk Sénégal ci yenn village yi nga laaj fa Mimi Touré dañ la naan kan mooy kooku. xamuñu ko. donc il faut qu'à un moment donné ñu bàyyi yenn ambition yi ñuy prêter yenn nit ñi ñoom bu ñu bëggee politique. am na lu ñu war a def mais loolu la moo tax gis ñu amoon kii yëpp lu mu tudd ay prétention démesurées wala ay ambition démesurées mais ñoom ñëpp Macky Sall da leen jële foofu parce que xam na ni saa waay ku mënul gagné ba il a fallu que mun leen jàppal naa leen Khalifa Sall tëjee leen ci kaso bi xanaa da ngeen mën a gagné Dakar. yow ñu def la tête de liste Benno Bokk Yaakaar mënoo gagné kenn ak tous les moyens yow kooku boo ñàkkee moyen bi fan ngay jëlatee xaalis boobu ñu jox la alal bu du jeex mënoo gagné Dakar nga ñàkk alal bi di gagné Dakar ah loolu la peut-être magie la waaye dul politique. day doy waar bu baax a baax ñu koy jaajëfal Pape Matar Diallo ma bàyyi la nga def sa mot de la fin. waaw mot de la fin bi rek mooy di woote waat surtout suñu njiit yi ñu delluwaat ci responsabilité delluwaat ci éthique delluwaat ci valeurs yi mais aussi ñu gën a respecter askan bi parce que aussi askan bi sonn na bu demee ba tey jii nit ñi boo waxee dëgg sax ñu koy remettre en cause mooy crédibilité bu demee ba. pour ñu mën a teg ay yenn mbir yi sax état d'urgence bi couvre-feu bi am na fu ñu njëkk jaar am na ñu njëkk wax ay juñu la loolu bu état commencé dem rek xam na ni perte na crédibilité war na mën a delluwaat ci li nga xamante ne moo koy joxaat crédibilité mooy éthique valeur ak responsabilité. c'est-à-dire état balaa moo am na ñu wax mu doog a wax junj la donc. xam nga ko am na ñu wax ñaari yoon. dëgg la am na ñu wax dam koy nuyu sax mi Serigne sëñ Mountakha Bachir mi nga xamante ni mooy xalif général Mouride moom moo njëkk wax. moo leen may fit. moom moo njëkk wax. ba mu waxee waxaat si la état doogay génn. est-ce que du tombé rek Pape Matar. musul doon tombé. musul doon tombé lépp c'est calculé mais bon li jaajëfal ñëpp dina jaajëfal. ma koy jaajëfal moom dañ koy déglu di ko suivre à chaque fois mi def ay analyses yu pertinentes di def ay di jàngat actualité bi ñu koy nuyu ak ñoom ñëpp ñi ñuy defandool grande gueule ak ndumbelaan ak taxawaay yi nga xam ne yëpp mi ngi koy defale ci Sen TV Pape Matar Diallo di ko jaajëfal ci invitation bi ñu nangul invité de la rédaction la woon ñu doon ci ànd ak Libaas Mbaye moo nekkoon ci caméra yi ak Mansour Dramé jaageen jëf beneen yoon ak beneen invité.